moo leen di may seen émission li xew ci biir internet. bonjour nuyu nañ leen ci heure bu baax bi jaajëfal leen yéen internautes yeeg téléspectateurs yi jaajëfal rédaction bu télévision Futurs Médias mi leen doon dégtal xibaar yi ci kàllaamay kàcc tey la kàllaamay kocc tey la mardi 5 octobre 2021 di leen jaajëfal bu baax a baax yéen internautes yi lundi 4 octobre moom nekk na bis boo leen dul fàtte mukk ci àddina ndaxte c'est une journée inoubliable surtout pour les utilisateurs des réseaux sociaux bi nga xamante ni démb panne mondiale bi miin ngeen ko démb ñëpp la mën nañ ko waxoon jaaxaloon ci dépendance bi tey am na moo nar a nekk tey émission bi mën nañ ko duppee édition spéciale lay doon ndaxte il faut ñu farañ fàcce panne bi lan moo ko waral mais surtout ñun suñu dépendance ak dinañ waxtaan ak suñuy boroomi xam-xam yi nga xam ne miin nañ leen ci émission bi mais surtout ñu expliquer ñu lu waraloon panne bi panne mondiale bi nag def na buzz ci réseaux sociaux yi ñiy jàppee ko parfois doon kaf di ree dafa ànd ak réseaux sociaux mais ñenn ñi ngi doon mën a wax ni def ab taxaw seetlu ci ni ñu nekkee ni ñu dépendre ci réseaux sociaux yi ndaxte plus de 5 heures wala 6 heures de temps yoo xamante ni ab panne la mu jaaxal àddina wërngal këpp te du Sénégal rek partout dans le monde panne mondiale la mu yëngal àddina ndax lii di WhatsApp Instagram Facebook dafa defoon ab bëgg panne ci àddina wërngal këpp ñëpp jaaxle ñëpp tiit ñenn ñi dem ba xaw a di def ab samp ab laaj fan la ñu jëmeek suñu ay données personnelles dinañ ci waxtaan léegi ci kanam waaye question bi nga xam ne internautes yi démb ba tey ñu ciy tagee depuis bi panne bi amee gannaaw ba yëf yi daal di baaxaat ñëpp daan ñuy ne vraiment comment vous avez vécu le Facebook down mooy hashtag bi gën a fes ci diggante démb ak tey bi yëf yi doxaatee ndaxte mën nañ jàpp ni Twitter moo doon dox moo bokkoon na ci réseau social yu raar yi nga xam ne mi ngi doon dox Signal mi ngi doon dox Telegram mi ngi doon dox waaye yi nga xamante ni Facebook moo leen moom muy WhatsApp Instagram ak Facebook ci boppam démb ñoom ñoo paanoon ñeneen ñi nag ñi ngi doon jubilé di feetu ndaxte c'était une occasion ñëpp daw ci ñoom muy Viber démb ñu dawoon ci diggante bi xawoon nañ jaaxle mënuñu woon xaar 5 heures de temps wala xaar ay waxtu yu bari mujj gi dañoo dem ci Viber continuer leen commentaire ci lii tey ci nii la ñuy ubbee émission bi seen ay commentaire ci li ngeen xamante ni dund ngeen ko démb ñenn ñi seen téléphone portable lañu yaakaaroon ni moo yàqu ñenn ñi dañu yaakaaroon seen WhatsApp moo doxul voilà expliquer leen ñu naka ngeen ko dundee seen ay commentaires def ay témoignages ngeen envoyé ñu ko ak hashtag bi sunu net Facebook Twitter wala Instagram gis ngeen appel à témoignage bi nga xam ne def nañ ko votre entreprise a été fortement impactée par la panne de Facebook Instagram et WhatsApp survenu lundi envoyé ñu vos commentaires wala seen ay témoignages lu mën a nekk la balaa émission bee jeex ñu jàllale ci yenn ndaxte ñun wax nañ ko c'est une émission interactive Social TV lañ leen di proposer bis bu ne lundi ba jeudi ci à partir de 13h30 bu journal bi jeexee ci kàllaamay Kocc ci jaajëfal lañ gis nañ internautes yéen ñëpp a ngi ciy dugg comme continuer leen commentaire seen ay commentaire ci kanam tuuti dañ koy ñëw partager en temps réel loolu solos émission bi la question yi affiché waat leen ko apulaay ñu xool ko bu baax internautes yi gis question yi daal di leen mën ci joxe seen ay commentaire mi ngi noonu naka ngeen dundee panne bi démb seen dépendance ci réseaux sociaux yi est-ce que mën ngeen a toog lim posé woon nañ ko fi 2 heures de temps mais léegi plus de 5 heures de temps sans Facebook sans WhatsApp sans Instagram question baa ngi noonu ndaxte am na ku dem ba commentaire ne maa ngi doog a waxtaan ak suñu waa kër nekkate ay nit yu baax lañu c'est juste pour vous montrer que ne ñun même si dañuy nekk ak suñu waa kër yi mais on passe tout notre temps à voilà nekk ci réseaux sociaux yi quoi waxtaan bi bari woon na Clubhouse ñëpp fa lañ demoon doon expliquer li waral panne bi mi ngi noonu bari woon na ci ñi nga xamante ni demoon nañ ca di expliquer lan moo waral jafe-jafe yi am ñun ci kanam dinañ ci ñëw léegi mais balaa boobu dañ leen rappeler rek IGFM www.igfm mooy site d'information bu groupe Futurs Médias lépp loo xamante ni information la lu wér te wóor yoo xamante nañ ko mën a am tamit ci waxtu wa IGFM mooy site bu baax bi waaw comme fii heure bu baax bi IGFM mooy site bu baax bi www.igfm.sn mooy site d'information bu groupe Futurs Médias leneen moo taxin IGFM bi tey gis naa bokk na ci xibaar yi ñuy gën a partagé wala yi ñuy gën a fësal mooy gàmmu Tiwaawoon ci atum 2021 bi xalif général bi Serigne Babacar Sy Mansour jël na ab dogal joxe ndigal que ni dañ koy bàyyiwaat ndaxte ren toujours ci mbirum corona bi Covid bi dañuy xaaraat ba yëf yi donte ñu ngi ci tendance baissière waaye moom kilifa gi gis na ni nañu jëlaat suñuy matuwaay bu baax ba gàmmu fas yéenewul am dañ ko fas yéene jàppaat ba fii ak corona bi di jeex tàkk loolu lu mën a nekk la
yal na fi yàgg te wér moom Serigne Babacar Sy Mansour dogal boobu la jël ci mawlud bi nga xam ni ci bés yi di ñëw lañ ko fas yéene célébrer moom mu jël dogal ne Tiwaawoon fas yéene wul amal lii di mawlud ci atum 2021 bi ndax Covid bi toujours ndaxte mi ngi fi doonte ñi ngi ci tendance baissière lu am solo la moom Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam gën a dëgëral taxawaayam wax ji mu wax it tamit am na solo taalibe yi dinañ ko wéyee lu am solo la voilà. paanu Facebook bi ñu delluwaat ci ma xool commentaire internet yi ku ne naan man dama am man problème mu commencé ñenn ñi surtout ñi nga xamante ni tamit seen jabar yi nekk ñu fi wala voilà ils sont en couple virtuel dund nañ lu jafe-jafe ci seen kër temps yi. voilà am na ku ñu def témoignage bu gudd nee na ki mi nga xamante ni jabaram la wala dara dafa yaakaar dafa nekk ci leneen wala nekkul en sécurité nekkete yow panne bi la en plus balaa nit ñi doon rendre compte que ni panne bi la dafa yéeme même Facebook ci boppam dafa dem ci beneen réseau social concurrent muy Twitter daal di fay posté ne dafa nekk en panne mu lu yéeme ndaxte Marc dafa dem ca Twitter daal di fay posté nit ñi nag créé fa ab voilà ironie maanaam tooñante dafa bari woon dem na ba waa Twitter ci boppam daan ne Facebook boo leen bëggee McDo ñu jox leen ko ndaxte fi mu ne nii ñun ñooy chef ndaxte monde entier bi yëpp ci ñun ci suñu réseau social bii la ñu ñëw loolu moo waraloon li nga xamante ni def na ab communiqué nag gannaaw ba panne bi ba ñu rétablir situation bi def na ab communiqué bu gàtt excusez wu moom Marc mi nga xam ne moom Facebook daal di ne yëf yi panne la mi ngi excusez wu ci jafe-jafe yi nga xamante ni nit ñi dund nañ ko ñenn ñi dem nañu ba ni booy wax homme fort dëggantaan comme ni ko Médoune Diouf waxee kii moo tee àddina fi mu ne nii ndaxte mën nañu wax ni bi 5 heures de temps yi mu panne moom Marc wane na ni moom fi mu ne nii moo tee àddina mooy influenceur bu mag bi voilà comme ni ngeen ko gisee mooy influenceur bu mag bi moom Mark Zuckerberg mi nga xamante ni moo jiite Facebook mais surtout panne mondiale bi nga xamante ni déjà moom ci boppam yëg na ko ndaxte lu tolloog ci ay xayma ci yenn ñi nga xamante ne ay sites yu spécialisé ci mbirum koppar économie nee nañ dafa daanu ci bourse bi ci diggante juróom wala jàpp juróom benn waxtu yi nga xam ne panne na ko moom plateforme bu mag bi di Facebook moom Instagram moom it tamit WhatsApp lu tolloog 6 milliards de francs de dollars 6 milliards de dollars ci boo koy xayma ci francs CFA muy 3381 milliards de francs CFA yoo xamante ni mën nañ jàpp ni budget lëmb la ci yenn dëkk fii ci Afrique waaw boo koy xayma 381 milliards de francs CFA mooy 6 milliards de dollars yi nga xamante ni Marc ñàkk na ko démb ci diggante juróom benn waxtu yi nga xam ne panne am na ko moo taxit ñu nit ñu fas yéene waxtaan ak suñu borom xam-xam yi lan moo waraloon panne bi kii nag xam-xamam daf ci màcc lool di ethical hacker maanaam koo xamante ni day dimbale entreprise yi ngir hacker yi ñenn ñi nga xamante ne ay defkatu ñaawteef lañu di dugg ci seen site yi di ko jaxase wala di ko attaqué moom xam-xamam moo ci màcc di Saliou Thiam moom la ñu fas yéene waxtaanal mu ñu expliquer ñu lan moo waraloon panne bi ak ni nga xamante ne yeneen explication yoo xam dina leen jëriñ ñu dégtal leen élément bi. am na ku ñu naan monsieur Mandori di liggéey Kentic benn entreprise la boo xamante ne ils sont spécialisés dans le domaine de la cybersécurité moom mooy seen directeur technique moom moo wax que ne dem dafa am benn employé Facebook bu def benn erreur ba muy def configuration fichier BGP bi léegi enregistrement boobu noonu erreur bi mu def moo tax par exemple boo tapé boo tapé www.facebook.com fournisseur d'accès internet yi may Orange Expresso et cetera ak yeneen yu nekk ci àdduna bi duñ mën a xam Facebook exactement mooy la moo tax mu doon indi erreur yi ñu toog plus de 5 heures de temps amuñ ci woon accès léegi erreur boobu noonu même si ñun utilisateur simple yi amuñu woon accès si service yooyu noonu ñoom tamit en interne mooy bureau Facebook yi ñoom amuñu woon possibilité dugg si salle de serveur yi wala pour liggéey et cetera parce que ñoom seen données yëpp dañ ko centraliser moo tax problème boobu ba mu amee dafa affecté service yi nekk ci seen locaux yi.
muy noonu Saliou Thiam ci ko jaajëfal ci explication bi mais surtout li mu wax ci panne bi kon ab erreur la bu ndaw boo xamante ni ñoom def nañ ko mu jur lii nga xamante ni ñoom ci boppam li ci gën a yéeme tey ñi ngi lire ci New York Times nga xamante ni benn journal bu crédible bu mag bu nekk foofu ca États-Unis que ni même ñi nga xamante ne ay employé Facebook la ñu dañoo amoon problème mu accéder ci seen locaux yi maanaam dugg ci seen bérébu liggéeykaay ndax li ko waral mooy seen badge yi ñu doon yor di ko duggee di def mu leen may accès ci seen locaux yi dañoo amoon jafe-jafe ndaxte li ko waral seen code QR yi nga xam ne moom la ñu utiliser tout ça se regroupe ci benn affaire boo xam ne ci mbirum Facebook la moo taxoon jaaxaloon na ñu bari ba parfois dañ naan panne bi li ko waral yëfi technique la moo tax ñu dénk suñu micro ki nga xamante ne wala suñu téléphone ki nga xamante ne mooy Saliou Thiam explication bi mu ñu jox leer na waaye jeexitali panne yi tamit lu am solo la fan la ñu jëm ak moom mais surtout panne yi nga xamante ni moo di am te mu yëngal àddina ndaxte fi mu ne nii ñu bari dañ ne li leen panne bi jaaxalee mooy dañu yaakaaroon ni comme si dëj am ci àddina mën nañu ko waxee noonu ndaxte ku nekk ngi joxe seen commentaire maa ngi gis commentaire internautes yi ñenn ñi ngi naan dañu xalaat déjà seen relation bi ñu am ak ci réseaux sociaux yi Facebook gis nga image bi nga xamante ne da résumé panne bi fii li bari na nit technicien bi nekk ci di ko lijjanti te mënul fexe ba mu lijjantiku dafa jaxasoo woon voilà ku nekk nag doon ko xoolee ci sa domaine ni ngay reetaanee wala ni ngay mën a tooñantee ci mbirum panne bi ñëpp nag ci réseau social Twitter bi nga xam ne moom moo doon dox te amul woon benn jafe-jafe ñenn ñi sax seetlu nañ ci ak yéex bu ci amoon ci diggante bi waaye gannaaw ba seetlu nañ ni yëpp ñëwaat na ci normal gis nga commentaire kooku moom nee na LinkedIn moom dafa serein jël photo Idrissa Seck tef internet yi nu xalaatee defee nañ ko ngir tooñ ñoom ci seen bopp ñoom ñu yor réseaux sociaux yi dañ doon tooñante seen biir su mel ne Viber ñu su mel ne waa WhatsApp ci boppam dañoo dem ci compte ci Twitter daal di annoncé foofu ne dañoo am ay jafe-jafe Facebook aussi noonu la def ñeneen ak ñeneen ñu ni mel def li nga xamante ni aussi seen ay commentaire la moo tax continuer leen yéen di commentaire min ngeen hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram démb panne bi moo tax tey daanaka édition spéciale lépp loo xamante ni ci li amoon ci diggante juróom jàpp juróom benn waxtu ba ci juróom-ñaari waxtu yoo xamante ni panne am na ko ci réseau social bi di Facebook nga xamante ni yëngal na àddina ñenn ñi dañoo jàppoon ni mën nañu wax ni àddina daanaka àddina boo doon tukki waaw ku ci nekk commentaire na ko noonu di wax ñun suñu relation ak réseaux sociaux yi daanaka ñëpp ku ne naan man mënuma dund sans réseaux sociaux sans WhatsApp nga xamante ni ñi ko utiliser ci Afrique bari nañ réseau Facebook nga xamante ni plus de 3 milliards et demi d'utilisateurs la am ci partout dans le monde ñëpp amoon jafe-jafe ci li nga xamante ni moo waraloon panne bi te loolu dafa doy waar moo tax ci kanam léegi dinañ leen liiral commentaire yi gis naa ni yéen ñëpp a ngi ciy joxe seen xalaat ça signifie que ñun yàlla nañu toppee wu ñu dara parce que 5 heures de temps Marc a perdu 7 milliards wala 6 milliards toujours dépendance voilà dépendance bi bari na voilà wax leen ñu envoyé leen question yi ñu commentaire ñenn ñi boo leen mënee def sax vidéo témoignage quelques minutes ñu partagé ko wax nañ ko émission bi c'est interactive Social TV la envoyé leen ñu seen ay commentaires message en temps réel ngeen koy gis jaajëfal bu baax balaa ñoo jàll ci sponsor yi wanaat leen question yi nga xam ne bàyyi nañ ko fii ci début émission bi ngeen wax ñu naka ngeen dundee panne bi démb mi ngi noonu comment vous avez vécu le Facebook down mooy nekk hashtag bi nga xam ni démb plus de ay millions de doomu aadama ñoo ko doon utiliser ci réseau social bi di Twitter mi ngi noonu témoignage def leen vidéo envoyé leen ñu seen ay message noonu leen dundee panne bi surtout boo leen yoree entreprise ñun suñu WhatsApp yi nga xamante ni ñiy jaay ci la ñuy nekk ñu ci bari di def seen business démb ci 5 heures de temps yi wala 6 heures de temps yi métti woon na lool pour ñoom tamit bu ñu amee li nga xamante ni mën nañu wax li ñu dund ci seen 5 heures wala 6 heures de temps yi nga xamante ni WhatsApp panne na ko li ñu dund mën nañu ko envoyer vidéo ñu partagé ko ñenn ñi dem nañu ba commentaire nee na ñun Afrique dañuy toog rek di subir création wu ñuy jógee bitim réew marque mi nga xamante ni waa Californie la moom lañ tuddee géant du Californie mi nga xamante ni créé Facebook am nekk image am mi ngi nii wër na àddina ñëpp di ko partagé nee nañu ñenn ñi dañoo dem ba ni kii mooy l'homme fort booy dégg l'homme fort dëggantaan ndax kii la ci juróomi waxtu wala juróom-ñaari waxtu wane na ni moom moo tee àddina moom mooy influenceur bu mag bi démb influenceurs yeeg youtubeurs yeeg community managers yi ñoom ñëpp amoon jafe-jafe yu ci ëpp ñi nga xamante ni ñooy utiliser lii di réseaux sociaux yi
jaajëfal bu baax suñu sponsor yi lycée Betley mi nga xam ne moom lañ fas yéene àndal ci weer bi yëpp ñu ngi ci ak ñoom lycée bi nga xamante ni lycée de référence la ma nga nekk numéro téléphone yaa ngi noonu di affiché ci suufu écran bi lycée yoo xam ne dañuy former ndaw ñi ci seen application web développement application web mais surtout xarala yu yees yi ni ñuy former ndaw ñi ci liggéeyu drone lii dafa xew léegi dañ ciy former xale yi application web ak mbirum intelligence artificielle waaw pourquoi pas mën na am ay future marque comme ni ko réalisateur Apulaay waxee ci lycée bi nga xamante ni lycée de référence la bari ngeen ci di ñu laat seen adresse seen numéro téléphone mi ngi noonu di défilé ci écran bi ngeen woote téléphone mën fa yóbbu seen ay doom. Jili CSB aussi dañ koy jaajëfal bu baax a baax moom mook émission bi ñoo ànd numéro téléphone a ngi noonu ci suufu écran bi Jili CSB ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi mooy joxe cadeau yi aussi dañuy choisir ay internautes di leen jox ay cadeau. ñu ñëw fii parfois ñu choisir ñenn ñi yóbbu leen ci Jili CSB yii lépp ngi ci nag voilà Jili Samsung yu bees yi mu ngi foofu famille Z bi am ngeen ko foofu fold bi tamit mën ngeen ko am foofu ci Jili CSB dem leen defi seen ay commande ngir am ci téléphone yu yees yi moo tax même si boo amee téléphone yu yees du tere panne bu amee panne day am mais téléphone yii moom téléphone de référence la mooy yi nga xam ne Samsung moom la ñu génne yi yees yi yu bees tàq yi Jili CSB moo ko am mi nga nekk rond-point cité Kër Góor gi am na yeneen i boutique yu nekk diggante Colobane Gueule Tapée loo leen soxla comme matériel électroménager ay clim ci tàngaay bi da ngeen koy amee foofu réfrigérateur yi am ngeen ki congélateur yoo xamante ni lépp ay marque Samsung la mën nga ko amee foofu ca Jili CSB ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi Jili di ko jaajëfal ci kóolute gi mais surtout ni mu ànd ak ñun ci émission bi. Image cachée mooy yi nga xam ne ci la ñuy ëpp lu ñuy maye internautes yi ay cadeau wan leen image cachée bi voilà. Effectivement mais ñii ñu bari dañoo juumoon nag démb quoi ñu si bari dañoo yaakaar ni image bi Assane Ndiaye la mais pourtant am na ñu ko trouvé kii di Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké mi nga xamante ni moom lañ tuddee Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Falilou moom lañ koy woowee moom lañ koy gën a duppee min ngeen kanamam ci réseaux sociaux yi statut WhatsApp boo dugg ci waxtaan gu am solo mais surtout dëggu gi ni muy gindee taalibe yi moom Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Falilou mi nga xamante ni moom lañ gisoon ni fi mu ne nii day def mën nañu wax noonu actualité ci internet bi ay vidéo ñëpp a ngi koy partagé TikTok Facebook Instagram ñëpp di ci jàng lu am solo moo tax ñu gisoon ni comme it fi mu ne nii bokk na ci ñiy gindi ndaw ñi ci internet bi ndaxte waxtaan yu am solo yi muy amal ñu gisoon ni moom la ñu waroon def image cachée d'ailleurs Serigne Bass Abdou Khadre porte-parole famille fële ca Touba def na ab témoignage ci moom ñu dégtal leen ko. boo dikkee ci mbirum sëriñ bi noonu la ko itteele yoonu ñor ko man mi di wax ak yéen de saa su ma woowee nee na dama laa soxla bu ma ko nee may ñëw sax du ko nangu te amu ci benn boo xam ne mas naa génn yitte yoon wi ak yitte réew mi ndax xalaat yu bari xalaat yu am solo lay xalaat te na mu ko gëmee it ak na mu ko yégee nen la ko waxee te du ci gis bopp du ci wane boppam kon nag loolu doon boo dikkee ci mbirum sëriñ bi noonu la ko itteele yoonu ñor ko man mi di wax ak yéen de saa su ma woowee nee na dama laa soxla bu ma ko nee may ñëw sax du ko nangu te amu ci benn boo xam ne mas naa génn yitte yoon wi ak yitte réew mi. mi ngi noonu témoignage Serigne Bass Abdou Khadre di wayjur wala wëllëre tamit kii di Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Falilou mi nga xamante ne moom lañ def image cachée ci dëggoom ni muy jindee ndaw ñi ñoom ñaar ñëpp yàlla guddal seen fan may leen gën a dëgëral taxawaay am na solo ci ndaw ñi nga xamante ni ñu bari dañuy roy ci ñoom di jàng ci lu bare ci ñoom Serigne Mountakha tamit yàlla na fi yàgg lool te wér lu am solo la maa ngi gis commentaire yëpp ci panne bi kii nee na moom tamit perte na xaalis bu bare ndaxte day business ci WhatsApp bi ci lu bari te gis nañ ni daf ci ñàkk ci diggante bi nga xamante ni panne bi am na ñàkk na ci lu bari ñeneen ñi nee nañu seen commande yi nga xam ne dafa waroon jaar ci WhatsApp yi dañoo mujj di wootante téléphone ñeneen ñi dañoo yaakaaroon ni Orange moo am problème bon xam naa ñiy jënd paas yi la ñu dem jëndaat yeneen paas yaakaaroon ni ñoom ci seen téléphone la bokk ñenn ñi am na ku ma ci liir nee na moom dafa fay téléphone am 3 wala 4 fois enchaîné yaakaar ni téléphone am moo am problème non du woon téléphone yi sax pourtant panne la woon nee na après la comprendre que ni nekkate affaire bi panne la
mujj gi ay Telegram ak Signal la ñu mujj dem télécharger gaaw te yooyu pourtant ñëwoon nañ fi ñun saa su ne ci émission bi di leen ko expliquer ay application wala plateforme yi nga xamante ni Facebook moomu leen mais genre situation yu ni mel mën nga migrer gaaw daw ci yeneen plateforme yooyu di Telegram wala Signal wala Twitter aussi bokk na ci réseau social bi nga xamante ni mi ngi doon dox. Viber mi ngi noonu ñëpp dañoo dellu ci Viber ñenn ñi dem nañ nee nañ àddina moo yàlla moo teral Viber démb ndaxte ni ko WhatsApp def ci ay at yu néew. fi mu ne nii kenn waxatul waxu Viber mais démb moom def na buzz moom Viber ndaxte mi ngi doon dox normal noonu tax njeexital gi question bu am solo la moo tax ñu waxtaan ak ki nga xamante ne mooy le berger high tech di Abdoulaye Ly min ngeen kanamam mu expliquer ñu panne bi mais surtout fa mu jógee mais njeexital bi ci utilisateurs yi ñu dégg ca l'événement bi. Extraordinaire bu xew démb extraordinaire parce que c'était la première fois que ça se produit donc filiale Facebook ak lépp li nga xamante ni mooy dérivé yi donc que ça soit WhatsApp Instagram ak Messenger yëpp panne donc plus de 6 heures de temps donc àdduna bi yëpp nekkoon presque dans le désarroi parce que quand on dit Facebook c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde et ça prouve carrément monopole bi nga xamante ni GAFAM yi am nañ ko ci àdduna bi et qui contrôle les médias contrôle les esprits malheureusement des pays comme les nôtres ñun on est des suiveurs parce que amuñu ay plateformes yi nga xamante wala même buñ ko amee sax les utilisateurs préfèrent utiliser d'autres plateformes venant d'autres pays et ça se comprend parce que foofu la nit ñi gën a nekk tey boo demee Chine ñoom ils utilisent WeChat au lieu d'utiliser li nga xamante ni mooy WhatsApp et cetera nga dem fi nga xamante ni moom mooy Russie ñoom li nga xamante ni moom mooy Telegram et tout donc muy li nga xamante ni y a un business qui se cache derrière parce que en juste une demi-soirée je dirais en 6 heures wala 7 heures de temps Facebook perte na ci li nga xamante ni moom mooy 7 milliards de dollars parce qu'il faut qu'on rappelle que c'est des sociétés qui sont cotées en bourse que ça soit Apple que ça soit Microsoft etc donc ñoom pour ñu vérifier li nga xamante ni mooy seen perte yi rek c'est automatique donc que ça soit Nasdaq que ça soit fi nga xamante ni moom mooy Wall Street dañuy gis ne en fait les pertes sont énormes donc ñoom ils ont beaucoup plus à perdre que ñi nga xamante ni ñoom ñooy les utilisateurs. jaajëf Abdoulaye Ly explication bi leer na mais surtout gën a gindi nit ñi ci jeexital yi tamit ndaxte panne bi comme ni nga ko waxee doy na waar waaye ñu ni tamit dañu nekk ay suiveurs rek ñuy tax ñuy bàyyi xel lool suñu borom xam-xam yi ñuy jéem a créer ay plateformes yu ni mel yoo xamante ni pourquoi pas genre situation yu ni mel ñu dund ko ñu bañ ko di dund wala ñun tamit ñu am suñu benn réseau social pourquoi pas en Afrique ñu koy jiit utiliser wala àddina wërngal këpp di ko utiliser comme ni mu demee fële ca marque mi nga xamante ni nekk ci doomu Amérique am réseau social am moom fi mu ne nii téye àddina pour ñenn ñi comme ñenn ñi ni ñu koy waxee na xam-xamam voilà moo tax am na ci kenn koo xam ne ci ñoom la daan liggéeyee muy lanceuse d'alerte balaa ñoo ñëw ci image cachée bi benn lanceuse d'alerte la moom fas yéene nañ ko auditionné demain incha allah ndaxte ay accusation la def ci utilisation nocive yi nga xam ne Instagram da koy def ci ndaw ñi mu lancé alerte bi accusé Facebook yëf yi xam naa lii dinañ leen ko toppal suba fas yéene naa wuy ji congrès américain bi ñu posé ko ay questions mu laaj ko te pourtant doon ancienne collaboratrice bu Facebook la woon ay surtout xam-xamam màcc ci njuuj njaaj yi nga xam ne parfois dañ koy def ngir gën a mën a ñongal seen entreprise bi dinañ leen ko toppal image cachée bi kan moo nekk ci ginnaaw image bi nga xam ne dañu leen ko fi bàyyil balaa boobu dinaa maye ñaari loo nii vite fait balaa ñoo dem kan moo nekk ci ginnaaw image bi wan leen ko Apulaay wan leen kan moo nekk ci ginnaaw image bi voilà mi ngi noonu wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram fépp foo xam ne da ngeen fay commentaire ci suñu YouTube live Instagram live dinañ gis lii di commentaire yi daal di koy partager woo leen choisir leen ngeen ñëw jël ci loo yi fii wala ngeen dem directement ci Jili CSB ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi gis naa Modou Samb voilà Modou Samb mën nañ ko ñëw may naa ko ci loowu Jili CSB yi mu ñëw jël si ay loowam fii ci télévision Futurs Médias jeu baa ngi noonu mën ngeen ci xool ban la A la wala B wala C wala D voilà A la wala B wala C gisuma beneen kii bi li mu wax ci question bi ñu posé ci jeu bi quel de ces vers a le plus d'eau ok ban moo ëpp ndox A la wala B wala C wala D xool leen bu baax ngeen envoyé ñu seen ay commentaires via hashtag sunu net Facebook Twitter wala Instagram xaaral Apulaay ma mayewaat beneen kii internet yi bu ñu la jàppee
balaa ñoo jeexal dama la bëgg maywaat keneen jigéen de préférence comme que léegi góor laa wax ni mu xool seen commentaire yi Mame Binta Tandine nii la en direct laa ñuy mayee nii ci Mame Binta Tandine en direct lañ lay mayee jigéen waaw ji góor a njëkk a maye mooy may góor may jigéen ñëw leen fii ci télévision Futurs Médias ngeen jël si loo yi nga xam ne suñu sponsor officiel di Jili CSB nekk rond-point cité kër góor yi moo ñu koy jox pour ñu jox leen ko yéen téléspectateurs yi ndax gis nañ ni yéen seen kóolute ci émission bi li nga xamante ni aussi dañ koy partagé lu ci ëpp yéen a ñu koy jox contenu bi chaque jour ñu am lu ñu wax li xew ci biir internet bi ndaxte internet moo ne toll fi jamono toll la démb paan bi yëngal na àddina loolay wane solos internet fi mu ne fi jamono toll waaye ni ñu nekkee loo xam dañu dépendant trop ci réseaux sociaux yi ndaxte démb nit ñi xaw nañu dof waaw ñenn ñi jiin nañ ko ñu ne yaakaar ni Orange la ñenn ñi yaakaar ni seen téléphone yi ñoo baaxul ñiy fay taalaat ñiy def lu ne yaakaar ni ci ñoom la nekkate yoo jafe-jafe bi ca WhatsApp la woon wala ca Facebook la woon moom mi nga xam ne moom Instagram moom WhatsApp moom lii di plateforme yooyu nga xamante ni ñoom ñëpp mën a regrouper moom leen te ñu bari di ko utiliser wax naa ko sànq lu plus de 3 milliards 500 yoo xam ni utilisateur ci àdduna wërngal këpp la am moo tax bi paan bi amee yëngal na àddina d'ailleurs ci noonu lañ leen di tàggoo jox leen dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bi wax jaajëfal bu baax suñu intervenants yi ñi nga xamante ni aussi joxe nañ ci seen xalaat loolu lu am solo la surtout Saliou Thiam mi nga xamante ni aussi moom xam-xamam vraiment dafa màcc ci wàll wi mais surtout expliquer ñu li waral panne bi jaajëfal réalisateur connecté Apoulaye Youssou Silla mi doon jàpp ci éléments yi internet yi doon commentaire yëpp nii lay demee ku ci sa chance nekk rek nga ñëw ñu jox la ci loo yi wala ñu yóbbu la ci Jili CSB jaajëfal leen ñoom suñu sponsor yi lycée Berkeley ak Jili CSB jox leen dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci internet bi